asalaamaaleykum yéen téléspectateurs ak téléspectatrices de Dakar TV International yéen ni teewlu saa su ne heure bi suñu émission nii la yi nga xam ne thème société rek la ñuy waxtaane lépp li jëriñ ñëpp tey nag comme semaine bi dañuy continuer toujours ci thème bi ni dooroon démb muy impact des influences négatives et réseaux sociaux sur les jeunes surtout nag les mineurs tey ci deuxième jour bi ñu ngi ciy ànd ak Cheikh Mbaye nga xam ne moom mooy chargé de communication mouvement Réccu ak Bour Massamba Seck lépp rek nu gën a yaatal waxtaan bi comme démb ni ñu ko defee woon Cheikh nu ngi lay dalal. waaw Mariam maa ngi lay nuyu waaw di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa Guédiawaye voilà di nuyu waat sama mouvement bu baax a baax di jiital ci nuyu bi le président Abdou Mbaye voilà ak waa mouvement bi yëpp ñoom Ahmed voilà di kontaan bu baax di rafetlu dalal bi ñu dalal pour ñu waxtaanee loo xam dafa concerné suñu société maa ngi lay jaajëfal Mariam bu baax. jërëjëf Cheikh Bour nuyu na la ziar na la. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi moom Seyduna Muhammad ñu ngi nuyu sunu ñaari waajur di jiital sunu ndey ko di jóg mu fànn di ñaan yàlla yàggal ko wéral ko di ñaan sunu baay ba ca yomal xiyaam yàlla na ko yàlla xare àjjana di ñaan ñi tëdd ci lalu hôpital yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp bañ dellu ci seen njaboot ñi caabi féete ginnaaw yàlla nañ dund ba dellu ci seen njaboot di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg kon moom ñu dem ci émission nii rek comme fii rek la lépp di xewee fii ci Dakar TV International. ok jërëjëf Bour nuyoo bi am na solo ñaan yi am na solo ñaan yàlla nangu incha allah mu doon jëriñoo ñëpp waa tey nag comme pour dugg ci deuxième thème bi dañ koy doore ak Cheikh ñëpp xam nañ ni influence négative yi am parce que askan bu ne day am foo xam ne fa lay teg bëtam fa lay repéré woo léegi na leen nekk ci jamono boo xam ne moom la ñuy woowee modernité dëgg la aada ak cosaan am na mais nit ñi nee ni jamono ji comme que àdduna day avancé ak moom kon dañuy moderniser mais gis nañ ni bi ñu duggee ci moderniser ba tey gàllankoor yi dafa gën a bëri surtout si ndaw ñi am na ndaw ñoo xam ne dañoo réer am ñoo xam ne xamatuñ fu ñu jëm am ñoo xam ne dañuy tënku di roy si leneen loo xam ni dëppawul ak suñuy baax yow en tant que jeune influence négative yi noo ko gisee si ndaw ñi surtout nag si ñu gën a ndaw ñi mineurs yi. waaw ñu ngi lay jaajëfal Mariam di la jaajëfal bu baax si question bi ñu posé waaw muy question bu am solo nag parce que voilà donc réseaux sociaux yi tey dafa am benn explosion numérique boo xamante ni moom lañ noté. depuis. ci année 2000 yi ba léegi. donc mënatuñ ci dara dugg na suñ société pare. léegi nag dañuy ji waaw kay léegi dañuy xool. nan la ñuy dundee ak moom. voilà donc gis nañ ci am na ay baax yu mu fi indi. am nañ njariñ yoo xamante ni indil nañu ko. ndax dafa am lu ñu naan le droit à l'information. voilà nit ki dafa am àq ak yelleef boo xamante ni xam ak jot xam-xam. nit ki da cee am droit fondamental la. waaw moo ko moom droit la boo xamante ni. même bu ko état reconnaître loolu moom da ko war a am. voilà dinaa xaw a extrapoler tuuti mooy li xew France jamono jii nii. voilà nga xamante ni dañoo voté benn loi boo xam dañ ni soo caméra watee policier. dugal ko ci Facebook bi net bi mën nañ la jàpp. voilà léegi amatoo droit jël image wala film. fekk policier di def ay kii nga leen di filmer. même bu dee dañ def loo xam ne dëppoowul ak yow parce que waaw mais dafa indi coow. parce que nit dafa am droit xam. yow exaction yi policiers yi di def yow da nga koo am nga ci droit xam. buur mi am na ci droit xam ko. kon ñun ñëpp dañ ci am droit xam kon droit à l'information droit la boo xam kenn waru koo limiter. te it nit dafa war a xeex nu mu ci mën a jotee. léegi nag ci borom xam-xam yi scientifique yi ñoom toog nañ. def seen liggéey yu am solo ba ñu liggéeyee ba pare. génneel nañu nag ay outils yu baax a baax. moo xam logiciel boo xamante ni comme WhatsApp. da ngay toog fii ma toog fii ñu créer groupe. mën naa laa seeti. mën naa ñëw seet si la. te du ma déplacé wu. ndax bu ma la envoyé vocal nga tontu ma ñu waxtaan. voilà. mel na ñoo toog. mën nañoo créer groupe WhatsApp tamit. suñ jotaay bi mënoon nañu ko def ku ci nekk toog sa kër ñu koy def. te day dal voilà donc télé yeeg rajo yeeg gis nga. tax na outil la boo xam day renforcer démocratie. voilà donc kon njëriñul réseaux sociaux moom. buñ ko doon waxtaanee mën nañ fee fanaan. waaye nag loolu lépp nag. waa yàqal nañu ñun lu bëri. voilà yàqal nañu lu bëri surtout ci suñu wàllu société. surtout suñu wàllu valeur. surtout suñuy principe. voilà ndax dafa am àdduna boo xam jamono boo xam boobu lañ toll bu ñu naan le choc des civilisations. waaw. voilà civilisation bu ci nekk mi ngi ñëw pour lekk moroomam. voilà pour
am ascendance ci kawam pour lekk ko pour nasaxal ko. voilà donc kii bi tubaab bi. moom ni muy dundee mi ngi bëgg africain bi di dundee noonu. voilà léegi nag africain nag dafa dem ba nga xamante ni moom néew doole gi mu néew doole. sur le plan économique. tax na yu bëri mu nangu ko. tey bu ma la jëlee dëkk bu ci mel ni Chine. nga xamante ni moom puissance économique la am na doole. moom yii nii da koo limité. ba nga xamante ni du ko ku mu neex am ko du ko mu neex dugg ci. kon boo demee comme dëkk bu mel na Chine. ku ne amul droit rek dem fu ko neex ci internet bi. waaw muy Chine di Corée du Nord. di Chine di Corée du Nord. waaw am na fooy jaar. pour mën a am accès pour mën a am accès donc tey bu ñu jëlee benn comme li ci mel ni Facebook. nga xamante ni yow tu es au Sénégal mais yaa ngi wax ak ku nekk. ci àdduna bi ci àdduna bi yëpp. nga xamante ni tey li ñu naan cybercriminalité. tey comme terrorisme bu ma ko jëlee exemple. tey jihadiste bi nga nekk bi nga xam ne mi ngi Al-Qaïda. moom mën na ñëw Sénégal recruter fi ay nit. yóbbu leen ñu dem di guerre te du kii te du déplacé wu. am na ay. comme nekk la lay nekk. waaw def li muy def. def li muy def. wax ak ñi muy bëgg a waxal fii. lu mu leen war a yónnee mu yónnee leen ko. nangam ak nangam am na koo xamante ne mi ngi toog fële di arnaque ay nit détourner seen xaalis. te yooyu yëpp ci Facebook bi la ko jaare wala ci WhatsApp. wala ci réseau yi nii. keneen ki nga xamante ni tamit tey beneen affaire la mooy moo xam. koo xamante ni comme nga baal ma ci kàddu gi mooy ñi nga xam dañ naan ay borom ñaari tur yi. wala koo xamante ni tamit mooy jigéen ñi nga xamante ni boo demee Europe am nañ yenn xeet dundin yoo xamante ni jàpp nañ ne. summeeku ba set taxaw ci télé bi. filmer ko di ko kii loolu dara newu ci. léegi mais gis nañ ni sénégalais bi. rus na loolu. mais ñoom rusoon na loolu. waaw rusoon na loolu. mais pour ñu won ko fu ñu koy jaaree ci Facebook bi def seen i post photo envoyé ko def ay affaire moom mu gis. daal lii daal ku ne mën na ko def dara nekk ko ci. jeex na léegi nag moom bu photo buñ ko photo sànni ko ci kii bi. ci net bi. moromam boobu bu ko gisee. mi ngi koy commencé roy. mi ngi koy loolu. kay ñemee loo. waaw mi ngi koy rafetal. réseaux sociaux yi dafa dem ba rafetal li ñaawoon. waa kersa. amatul. dem ba nga xamante ni yow américain bi da nga koy gis yaakaar ni kii nii. est-ce que foofu noonu du li ñu bëri di wax ni réseau yi léegi day fital ndax nekk sa ginnaaw téléphone wala nekk sa ginnaaw ordinateur wala sa yaa xam ban outil nga yor day lay may fit goo xam ne amoo ko woon bu njëkk nga ñeme def lu ne ñeme wax lu ne. effectivement xam nga tey man mi toog li confirmer loolu. tey par exemple comme bu fan yi li ma dégg surtout tey da ngay gis koo xamante ne yow ñeme woon a wax ak moom. ñu jël ay waxam. dugal ko. nga ñëw wax ci loolu neex te yow yéen ñaar bu ngeen taxawoon yéen ñaar. ñeme woo ko waaw. voilà donc Facebook da ngay nekk sa biir kër. yaa ngi ci mbedd mi tey xamu ko. làpp di wax li la neex waa kay. waaw donc mën cee wax loo xamante ni mën na déstabiliser dëkk bi. mën na yàq. voilà moo tax état tamit interpellé nañ ko. voilà parce que effet gu li yëpp nag effet gu politique étatique yi la. effet gu régime bi la. voilà effet gu régime bi. voilà moo tax tamit ñun en tant que mouvement politique. kii nii front patriotique pour le développement. ñun mouvement politique lañ tax xam nañ ni pas de société point de développement. donc daal pour dëkk am koom jëm ci kanam. askanam day am nu mu war a mel. da ngay tabax sa société. da ngay tabax sa société waaw noo koy tabaxee nag ci nit ñi ngay commencé defar leen. mooy comme fi nga laal muy mineurs yi. mineur moo nekk phase bu crucial ci nit. waaw phase boo xamante ni fa la ñuy defaree nit. mais malheureusement Sénégal léegi distinction entre majeur ak mineur amatul. waaw mineurs yi sax ñoo gën a sañ. xam nga nag jamono dañ nekk jamono joo xam ne ndaw ñi dañoo précoce macha allah da gis xale bu ndaw mu am 12 ans 13 ans ba gisee jox ko yenn at yi ndax. àdduna mën na ñenn leen ci lekk yi la wala ci alimentation bi la mais daal léeg-léeg gis xale jox ko âge mag ci bindam. waaw loolu tamit day indi ay erreur yu bëri ndax ñàkk xam ni kii xale la ba tey ndax xale même bu jëmm ji nekkee fii xel mi day des pour nekk xelu mag. dañ ñëwaat ci loolu am solo la buur ci li mu wax ni askan. pour sa réew jëm kanam for sa askan tabaxu ba. waaw mooy li mu wax fi mu wax dafa laal fu am importance. parce que mooy roy dàq bi ñuy wax démb rek. Cheikh wax na ko. wax dëgg yàlla Mbaye ñu ngi rafetlu xam-xam bi. parce que fii dañ toll woon démb. waaw wax dëgg yàlla parce que xale yi ci boppam mooy li ñu wax rek
roy dàq bi moo tax ñuy def li ñuy def yëpp. tubaab bi indi na internet teg na ko am na lu bëri loo xam ne mi ngi ko ciy def. bu xale bi gisee lii dina defe ni lii mooy dund. te loolu du àdduna. loolu du dundin. léegi nag de ce fait que mooy li mu wax rek fi nga commencé ak fi nga jeexalee internet ñaar la am na lu baax am na lu bon. mooy fi ñu nekkoon dem Marème. am na ñoo xam ne actuellement nii seen téléphone bi ñu yor. mais dañ ci télécharger ay xaside. am na ñoo xam ne dañ ci télécharger ay alxuraan. mais da ngay dugg ci oto yi da ngay gis koo xam ne day jël téléphone am. dugg ci fi nga xam ne fa la télécharger ay alxuraanam. du wax ak kenn. ci téléphone am lay sëgg. yow ti sànq ni kii mi ngi mel ni ko ubbi. benn livre xasidaam di jàng si biir. wala lu mu mënti doon rek. donc kon yow yaay xool fi baax. mais nag téléphone bi. dafa am foo xam ne yow bu la leeree ni fii boo fa duggee. di nga fa fekk ay ñaawteef. comprendre nga li ma la. am foo xam ne boo fa duggee di nga fa fekk li gën. yow nag yaay choisir. mais booy seet Sénégal actuellement nii lii gën a wone ci téléphone bi mooy li gën a bon. xam nga buur bu dee site li la. site bi booy dugg daan ni la bu dee site boo xam ne waroo ca dugg nekk ndaw daan ne la âge bii la laaj. pour nga dugg si daan la bloqué ba yow nga ne mag nga wala am nga benn âge pour dugg ci. mais réseaux sociaux moo dangereux. ndax réseaux sociaux dafa nekk loo xam ne bu ubbeeku la. amul limitation. yow mi yow sa profil wala sa page yow rek yaa mën a xool contenu bi. waaw mooy li ma la wax am na ñoo xam ne amuñu Facebook Cheikh. waaw loolu moom dëgg. am na ñoo xam ne amuñu Facebook. waaw WhatsApp la ñu am. parce que dañ ciy wax ak nit ñi. WhatsApp bi nag loo ci envoyé wul du dem. waaye loo ci bëgg envoyé ko ci. mooy li nga wax sànq ka toog ca Europe. su meeku ba ni dung toog filmer ko ba mu neex ko. mu dugal ko ci biir benn xale gis ko mu rafet lool. mel ni mu war a mel. mu ne kon man kii laa war a roy. mën naa def na moom. te yow lii moom du yow. bokku leen ci faati. réalité yi aadaam wala cosaan wala dëkkam. merci beaucoup loolu lay wax foofu la Cheikh doon waxee. donc réseaux sociaux yi mi ngi defar waaye mi ngi yàq. te li muy yàq moo ëpp li muy defar Marème bu njëkk ba boo yónnee xaalis en Europe da ngay posté lettre. am na wala amul. da nga koy posté mu toog lu yàgg. mandat di doog a ñëw. yaa ngi dégg léegi. da ngay woo sa doom fi nga toog. ni ko man dama am problème mu électricité léegi. mu ne la yaay maa ngi lay dugalal. dans 5 minutes. da koy dugal léegi envoyé ko. boo demee ci transfert d'argent bi boo duggee ci biir danaan la indil sa téléphone nga koy jox. mu xool moo xam bii la wala bii la wala bii la je veux pas faire de publicité. nga jox leen. ñu génneel la sa xaalis jox la ko sur le champ. bu dee. mais ngay gis ku génn hôpital Fann woo nit mu dugalal ko mu génn jënd ko jënd garab bi dugaat ci biir foofu. am na fa njëriñ tool. am na fa njëriñ bu baax a baax. bu du woon internet ñun duñ ñu gis. ñu ngi lay gis ci àdduna. ngay def émission. nii la. léegi lan moo ko indi. internet moo ko indi. di ci wax lu am njëriñ. mooy lii ñuy def di yee. doomu aadama yi. donc kon yow yaay seet li baax. nga koy def xool li bon nga jomb koo def. yow xale bi. dama yaakaar ni loolu est-ce que gouvernement mën nañ ci dara Cheikh. comme li ma wax démb ki yor téléphone nekk ci biir néegam kenn wéttaliwu ko. mooy fi nga waxee sànq rek Cheikh nga ni lépp responsabilité état la état moo fay yéen. dëgg la responsabilité man dama ni c'est partagé ku ne am na si wàll. mais est-ce que état tamit amul limite par rapport ak yow sa utilisation personnelle. waaw xam nga Marème. xam nga yow ni nga boo bëggee jël sa bopp. wala nga ma jël buur. bëgg a àtte sama bopp man samay limite. ma bëgg ko. kii xam nga état wékk ko. waaw du xam nga tey dañ ñuy nax ci benn côté. xam nga dafa am benn paradoxe parce que ñun noonu dañoo bëgg on est un pays boo xam ni danoo am démocratie liberté. bañ na ko ba léegi ñëpp moom la ñuy xeex. nga am nga liberté. wax xalaat jëf. parce que àdduna moo fa toll. bañ koy damoo sax ñun Sénégal Afrique de l'Ouest bokk ni dëkk yoo xam ne doo fi gën a am liberté. est-ce que du liberté boobu tey moo indi li parce que liberté bi moo tax tey citoyen bu ne am droit def lu ko neex wax lu ko neex te dara du ko si fekk. waaw léegi entre la liberté. ak l'ordre public. ñaari mbir la yoo xamante ne dañuy opposé wu ñoom ñaari nit lañ ñoo xam ñaari wujju lañ. waaw ñaari wujju lañ xam nga liberté. moom mooy ku ci nekk ñu bàyyi laa tënk. bàyyi la nga def li nga xamante ni moom nga sentir. waaye nag ci li ngay def noonu dafa am lu ñu naan l'ordre public parce que man tey su ma ne woon damaa bëgg liberté. lu ma bëgg dama ko war a am. man yow sa portable bi bëgg naa ko jël yóbbu. jël portable buur yóbbu. léegi maa ngi troubler ordre public.
voilà bu yàggee rek léegi fii am coow. voilà donc kon liberté. tey bu ma ne woon damay liberté bañ ne ko ba tey dañ na moom ñoom gouvernement am ñoom ñoo ñu ko wax. tey même boo nee da ngay organiser marche tey. dañ la naan marche bi dañuy xool est-ce que mi ngi entravé. l'ordre public ou non. su marche bi nekkee mën a ñëw baare tëli bi sonal nit ñi yàqati dëkk bi. léegi da marche boobu dañ la koy tere da ngay dem préfet bi non non du ma ko autoriser. voilà soo nooy bàyyi xel li ñëpp bokk. waaw parce que loolu la parce que àdduna la mais nag état man xam nga la laa d'accord. li ñuy wax naan am na loo xam ne état mënu ci dara loolu mun du ma si mës a d'accord parce que xam la mooy problème bi. dafa am lu Thomas Hobbes indi woon au 18e siècle moom la waxoon. voilà Hobbes dañu woon le Léviathan. le Léviathan. waaw Léviathan mooy koo xamante ni ñëpp dañoo renoncer seen liberté. voilà. li ñu moom. waaw ñu bàyyi ko une partie. xam nga yow luñ ci bàyyi. jox ko ngir mu protéger leen. wala protection boobu noonu nag mooy lan. mooy tey société. base société bi. état moom moo ko war a définir. société bi ni ñu koy tabaxee ni ñu koy melalee. état moom moo war a teg les grandes lignes nii laa bëgg sama. nii laa bëgg waaw nii laa bëgg mel. créer benn identité commune boo xamante ni ñëpp noonu la ñuy doxee. tey musulman nga wala nga nekk chrétien wala loo mënti doon. tey boo demee musulman bi. musulman bi am na loo xam ne du ko def. am na loo xam ne da koy def. am na loo xam ne da koy kii am na. indépendant waa kay léegi nag état tamit noonu la war a lool rôle boobu la war comme. kon sénégalais bu ne. état bu doxalee nu mu waree doxal sénégalais bu ne war na xam lu mu war a def ak lu mu war a def. waa kay mais tamit empêcher ko. il faut empêcher aussi il faut créer des moyens. pour empêcher les gens. de se détourner waaw pour maa jégalu émission olof la waaye pour xañ nit ñi. ñu jëm fi nga xam ne waruñu faa jëm. tey soo demee. boo gisee ne yoon bee daal waruñu fa egg. état war na taxaw ba leen fa. état war na teg ay barrages yu doy yoo xamante ne xam nga tey pourquoi boo demee ay pays occidentaux yi ñu ni éducation c'est obligatoire xale day jàng force day jàng. même yow parent boo amul loo ko fayalee. état moom moo koy fayal. responsabilité waaw kay bu xasee moom bu ne day jàng. waaw bu xasee am 7 ans. yow léegi ñoom lu tax waxuñu ne liberté yow yaa moom sa doom liberté. waaw dañ nga naan sa doom nga yow débrouillé wul ba sa doom jàng. waaw même boo ko mënta fayal. état ay bourse bu dee xale bi dafa yeewu. dafa yeewu da ngay gis ay bourse yoo xam ne dañu koo créé pour xale yu yeewu yi. parce que jàpp nañ ne ñoom seen éducation. dafay participer à la formation day. tabax xale bi. nga xamante ne waaw nga xam ne boo demee xam nga fan yi pass am na lu fi am ñun dañoo caricature yeneen bi coow am ci waaw mais man dëgg la julli laa naqaroon naa ko ni ko ñëpp naqaree mais boo xoolee ñoom caricature loolu noonu lan la mooy wane ni même ñoom seen i bëgg-bëgg yéen dem yëpp ko seen i enseignants yi dañ ci participer état mooy journaliste baak France 24 yow képp ku France jubóowul bépp dëkk bu France jubóowul bu ñu waxee rek nga xam ko bu ñu waxee di nga xam ni kii France jubóowut ak moom ndax France 24 même bu journaliste yi di rapporter ci Erdogan wala c'est le citoyen français qui parle avant le journaliste waaw jeex na léegi nag parce que foofu noonu yëpp ñoom comprendre nañ xam nañ ni état ñëpp la. te tamit yéen dirigeants yi nga xam da ngeen a jiite comme Léviathan boobu Thomas Hobbes doon wax. kooku noonu dafa am benn responsabilité supérieure boo xamante ni moom mooy définir principe de base yi nga xam société bi ci la war a doxee. mais moom mooy indi les moyens. voilà moo xam mu limité nan la xale yi war a accéder à l'internet. moom moo war a assurer éducation pour ñëpp. fii nii ñaata xale yu ndaw. ñoo dem obligé. génn dem ci nekk nekk leneen. waroon na dem jàngi mais jàngiwul. parce que bàyyi bàyyi dem defi leneen. parce que seen i parents amuñu moyen. waaw amuñu. ñàkk doole. léegi parents yi tamit nga jàpp leen xiifal leen ba yow fi mu ne dépense quotidien moom moo nekk seen bopp yi. ba nga xamante ne taluñu. yar seen doom. xam nga tey yow am na parent boo xamante ne wax dëgg yàlla mënut a contrôler doom ndax lu tax mënu ko contrôler. parce que. détournement de deniers publics yi nga xamante ni dafa bëri ci Sénégal. nga xamante ni politique économique dem ba nga xamante ni espoir amatu fi xam nga tey yow ki nga xam dafa am jabar am doom. kooku bu xalaatoon doom ndax dina jël gaal naan day dem ay Espagne. mooy li ñuy wax ne rek ni dañuy egg si askan boo xam ne dafa dem ba yaakaaram moo tas. yaakaar et anti valeurs yi la ñuy gën a gis parce que boo xoolee buñ ne injustice loolu tax ñu bëri di ko bañ ndax bu ñu jàddee yoon wala def lu mu war a def te daan bi war fekk ko fa. day fital ñeneen ñi day tax ndaw ñu ne bu dee suñu dëkk bi suñu papa ñi suñu yaay yi suñu mag ñi nooy doxalee nii te dara xewul kon ñun am nañu droit dem ci beneen anam te dara duñ ci fekk. effectivement buur est-ce que du loolu lépp. non man ci état nga koy fi may waxee ci Cheikh mooy. Cheikh ki war a yare bu yaruwul kenn du yaru. barki Dembo Ndiaye réseaux sociaux bii ñuy wax nii mais ñi nekk ci état bi ñoo fi toog di saagante.
ok. ay xale yu ndaw di ko dégg di ko ki war seetaan. a yar bu yaruwul seex bala ngay digle sangu da ngay sangu ba set seex bala ngay yare ba pare da ngay yaru boo yarul munoo yar saako deful lu gën pepp kon ñun ay problème mu njiit la di am aussi. mais yow barki démboo njaay yow réseaux sociaux yi dégg nga ko gis naa. ñu nekk ci état bi ñoo doon saagante ay kilifa yu ay ñëpp kilifa bàyyi yoo xel. xam ne ci dëkk bi la ñu dëkk ci parti au pouvoir sax la ñu bokk di saagante yu ñaaw kii di ko saaga kii naan ko nangam kii naan ko nangam te ku la xaste yaa ñëw jël weer sa morom te asakay wax xol du ko taataan asakay wax xol du ko taataan xale ma ni naar bu ndaw bi lu mu wax ca berkelle ba la ko déggee naar bu ndaw bi lu mu wax ca berkelle ba la ko déggee yaa ngi dégg li ma wax kon donc ñoom ñi nga xam ne yaa ngi leen di wax pour ñu sensibiliser xale yi naan leen yoon bii moo baax bu leen jaar ci yoon bii du bu baax bi ñooñu ñoo war a donner le bon exemple mais ñoom joxe wuñ ko nga war a nekk modèle. Sénégal bu ñuy politique léegi nga dégg ku nekk wax ñaawteefu moromam ëpp ne mën ngaa campagne sa campagne di wax lu rafet loo xam ni du ñaaw léegi nag yow lu ñaaw loolu nga wax soo ko waxee xoola day continuer wax ju ñaaw mënee su ko dindi bokkul ak bind ak crayon ba pare gome lu ne lu yàqu ci àdduna lu yàqu ci àdduna mënees na koo defar ba mu des wax ju ñaaw wax bu ñaaw bu xasee dem na dem na kër gii tey bu ñu ko bëggoon defaraat dañ koy mokkal defaraat ko ba mu gën a rafet mais wax ju ñaaw dem na mënatuñ ko defar donc comme li nga wax ci France ne France léegi dañuy bañ ku filmer xam nga la moo indi loolu tout récemment dafa am benn policier bu filmer bu jàpp benn xale bu voilé jàpp ko di wax ak moom xale bi di riposter mais gis nga bi mu ko botee xale bi ci miir bi la dal audio yi ñu ngi ci internet yi mooy li ñuy waxtaane nii mais policier boobu luñ ko war a def daan dañ ko war a daan mais filmer yi baax na ndax day wane li parce que yow boo nekkee fenn di def ñaawteef jàpp comme quoi que ni à chaque fois nit a ngi ci ruq bi te mën na la filmer weer la mais jar na ko nga bàyyi xel bu baax li ngay def yow da ngay bàyyi xel ci li ngay def da ngay bàyyi xel bu baax ci li ngay def am nodd ku cay xaar dégg sutur doo dem ca jàkka ja woowuñu ci seex woowuñu ci buur woowuñu ci mayrem dañuy nodd rek nga xam ne jullit nga sa heure de prière jot na moo xam tisbaar wala tàkkusaan nga dem julli ji ko mais kenn tudd la di mais jullit nga pratiquant nga xam nga ni ci nga bokk da ngay dem jaamu ji yàlla mais ñu ne bu kenn filmer France parce que yooyu ñoo tax wuy ma yooyu ñoo tax xam nga bu caméra taxawee yow mu leer na la boo paree Dakar TV ngay génn suba nga génn Walfadjri fii ku fi def ñaawteef bu subaa boo génnee Dakar TV suba am na benn mbër bu ko fi waxoon nee na ku daanu dimanche da ngay daanu weer wi yëpp xam nga kooku dina ko may jommi bëre ba bañ a daanu donc Cheikh état moom ci boppam moo war a njëkk a wone le bon exemple mais ñi nekk ci état bi barki Demba Ndiaye ñoo fi toog di saagante ay ndey di wax lu ne di xasante waat di àndaat yaa ngi koy dégg ndaw ñi li ñu gis rek la ñuy mën a xale nag li mu gis day defe ni loolu mooy dundin boo yoree sa doom nekk ci biir kër gi lu mu def nga saaga ndey wuy ma lu mu def ma saaga ndey bu génnee ci kër gi danaan saaga sama xanaa xamoo ma ne koo gis mu naan bàyyi jàmbur ma gënal sa baay daa gën sa baay wala mu defal la lu la sa baay deful mais doom june boo dee góor sa baayee sa idole bu jaaree fi mu war a jaar boo dee jigéen sa yaayee sa royuwaar bu jaaree fi mu war a jaar donc état su fekkee moom day ñëw pour taxawu askan bi surtout les jeunes Mayram day wone le bon exemple mais kilifa yi nekk ci nguur gi kenn ki lan la nekk kenn ki du député keneen ki ñaar ñu doon saagante ñëpp député lañ am na wala amul représentant du peuple yaa ko wax de ku ne sa gox yow yaa représenté ña fa ne yow mi ministre bi war a taxaw nga ne ko defal lii defoo lii defal du député bi moo am droit wax lu ko neex ministre bi yow nga taxaw di saaga kuy jaar ci yoon wi waaw xam nga dafa am loo xamante ni Sénégal foog ñu bàyyi ko xel moo tax xam nga mënoon nañoo dem defi leneen ndax yeneen soxla nañ waaw waaye tamit dëkk bi nii mu mel nii bu ñëpp seetaanee parce que xam nga bu njëkkoon da nga naan politique jamono jii nii am na ñoo xam ne seexlu nañ ko ndax li ci xew comme li nga wax merci waaw nit nag ko ñaawal ba képp ku am looy jomb wala looy ba da nga ci ragal waaw ndax gis li la fa ne waaw xam nga tey par exemple man bala maa dem ñaan non mbër yi dañuy xeex daa bëri violence et cetera
mais barke yàlla man pour man mbëri ñoo gën a civiliser politiciens yi. voilà ndax comme li nga wax boo daanoo kenn mbër bi nga xam ne su ma daanoo dañ may xas. mu ngi bàyyi xel daanu ba. waa kay. semaine bi yëpp réseaux sociaux yi dañ koy wane. fi mu ne da ngay dégg parfois sax nga dégg ñu ni ci rumeur da ngay dégg ñu ni benn mbër def na affaire bu garaaw ndax daa bañ ñu daan ko. làmb bii ni def na ci loo xamante ne. waaw xoolal ngor googu. loolu amul ci politiciens bi kon mbëri ñoo gën a civiliser politiciens yi. te bu ñu jógee tamit balaa maa dee Sénégal yooyu ñu xas affaire yooyu parce que mbër lu gàtt am na lu muy bañ. bu sañoon kenn du ko daan mbër buy bëri fii nii. am ñoo xam dañ leen daan ñu bañ a génn géew bi di jooy. léegi nag yow commencé fee nga ni yow dèjà yow fan lañ la député te xamoon yaay député ñoom dèjà duñu ay député. xamuñu luy statut de député. xamuñu luy rôle lu député. maa bëggoon ñu ne député léegi amatul benn avantage. Assemblée nationale li fay ruusee yëpp dem na. kon ñu bëri dañuy kon di nga gis kon doo fa gis kenn day. kon daa askan bi dafa ça remet en question seen engagement. amuñu benn engagement xam nga la moo leen yóbbu kii. xam nga tey saaga yooyu li ko jur. parce que xam nga ñu bëri na ngi ñaawlu dëgg la ñu ndaw ñuy doxalee réseaux sociaux yi mais bu ñu xam nga mineurs yi bu ñu waxul mineurs mais suñu moroom yi ñun jeunes yi ñu toll si ñuy def débat intellectuel débat politique mais ñooñu leen gën a joxañ baaraam si ñaaw laa mi waaw léegi amatoo droit sax ci réseaux sociaux wax sa xalaat boo ko defee benn nay jógee fee bu la saagaa yow da ngay tiis sax. waaw parce que léegi dañ jàpp ne daal ku àndul ak yow rek da nga ko war a saaga alors que yar ko ana yar ana orma ana respectante. xam nga li mooy li buur wax rek xam nga tey njiit ñi nga xam ñoo jiitu tabax fondement bi mooy njëkk a baax birig yi di tegu birig bu ñëw da ngay tegu ci woon fii noonu génn la mais Sénégal avant melu woon nii lii léegi la bu njëkk ñun bi ñuy xale di gis homme politique yi wala di gis kilifa yi ñi nga xam ne ku ne yaa mën a xam domaine ba nga nekk waaye am na loo fa représenté mun naan wax day yiw te bu ñu waxee pare nga jàng si dara te da nga daan gis yu rafet yu jekk ci orma ak ci lépp lu tax léegi loolu dañ ba nga xam ne ñun suñu génération bi ku wax nga ëpp sa nopp wala nga ëpp sa gémmiñ. waaw Marème xam nga tubaab lan moo tubaab indi histoire maanaam histoire sax lu tubaab bi histoire universelle dafa doon loo xam ne société yëpp lu tax loolu société ñu loo tax ñuy bind même alxuraan sax boo demee yàlla mi ngi ciy nettali histoire parce que histoire dafa am solo dëkk boo gis moo lay indiwaat di la delloo si li nga wax nii xam nga lan mooy réponse bi mooy lu tax politiciens yi meloon noonu socialiste yi quoi qu'on puisse dire lu ñu leen mën a waxal dëgg la socialiste moom dafa am ñoom politique tamit socialisme tamit moo mel noonu parce que idéologie la Sénégal nag loolu moom jeex na idéologie moom kii amatu fi moom ay idéologie ay lii laa gëm amatu fi politique bi xaalis rek waaw mais bu njëkkoon dafa amoon lu ñu naan idéologie waaw gëm-gëm xam nga tënku ci benn gëm-gëm war ko matale ci ci gën a xam mooy capitalisme ak socialisme voilà socialisme nga xamante ne moom moo soqi ko ci communisme mooy ñoo xamante ne nañ fexeraal ba ku ci nekk nga lekk ba suur naan ba mandi tëdd fu baax kii ni mais soxla wuñ ngay dajale alal yu bari capital dañuy moo tax dañ doon xeex capitalisme mooy dajale alal voilà léegi moo tax ñoom gisoo temps Abdou Diouf bi mu fi nekk ay Senghor ministre yi daanu ñu bëri yenn xaalis waaw mais nag ñoom genre yooyu noonu xam-xam su socialisme ak communisme ni ñu ko tabaxee ci xam-xam ndax boobu Karl Marx fekkoon na ci jamono joo xamante ni ouvrier yi néewoon nañ doole mu woo leen dajale leen jàngal leen sensibiliser leen ba ñu yeew léegi bi ñu ñoom ñoo def révolution yi ngay gis Europe la révolution russe britannique kon ñun suñu bu ma la déggee suñu askan yi suñu dëkk yi suñu njiit yi suñu borom ñi ñuy wax intellectuel yi suñu élite bi ñoom ñoo defal li leen war pour teg ban Sénégalais lañ soxla ban type de société li soxla. waaw léegi nag xam nga élite boobu nga intellectuel xam nga ñu ngi naan intellectuel xam nga tey jàng taxul nga doon intellectuel. dem école taxul kenn kon intellectuel ci xel ak ci xalaat. te tamit Sénégal formé tuñ intellectuel parce que yow. li nga formé tuñ non classe bi ngay gis ni classe politique bi ngay gis. jeunes yi rek mooy jeune génération bi rek. koo ci gis te am na benn politique bu bees bu ñu indi. léegi enseignement supérieur moom dañ koo nar a gën a rey. ndax xam nga ñu nar ko gën a rey démb am na front mais balaa ñuy dem enseignement supérieur xam nga bu ñu nee tabax ndaw tabax askan mais contenu éducation de base bi waaw léegi élémentaire bi est-ce que dafa wax lii raté ndax yow booy tabax yow sénégalais bi nga bëgg a déewoon ëllëg boog boo nee man dama bëgg mu am yar am valeur yi est-ce que du foofu la état fayire que même bu dee parent bi def na li ko war ca kër ga bu xale bi demee école contenu bi ñu koy jox dina dëppoo ak li ñuy xaar si moom mu mel ko ci jikkoo ak ci jëfin. waaw li nga wax ni état bu am vision moo koy def mooy li ma la xam nga boo demee en France seen programme scolaire état moom mooy xool boo demee Chine nga dem États-Unis état moom mooy xool ni man sama ndaw nii laa bëgg mu mel ko. waaw doom juddu na dama képp ku juddoo France ba muy am 18 ans. bëgg naa lii ngeen defal ma ko ci moom. waaw tey boo jëlee suñu mag ñi ngay gis nii xam nga tey boo jëloon ku ci mel ni Cheikh Ahmadou Bamba. wala nga jël
Seydi El Hadji Malick Sy wala dara xam nañ li may wax. tey képp ku yoroo ci keppaaru soufisme rek xam nga li may wax. tey am na tàggat bu waaw da ngay am sa doom tey da ngay am sa doom dem yóbbu ko ci sëriñ bi. jox ko ni ko nii laa bëgg mu mel. comme ça ma gis Marème bi muy dundee neex na ma. rafet na. ma jël sama doom jox ko buur ni ko damaa bëgg mu mel nga defal ma ko ni Marème. léegi buur moom xam na ni ñu yaree Marème. xam na ni ñu ko doon wax xam na ni ñu ko léegi loolu la koy wax di ko wax ba nga xamante ne su màggee. jikko yi nekk fee nu jéem ko def ci kii. jeex na nga xam ne bu yow boo fi jógee sax bu ñëwee ñu ne waa kii moom Marème a ngi nii Marème ñëw na. waaw léegi moo tax xam nga tey boo demee ci loolu vision la daal. waaw kay soo demee ci murit yi lan la wax dañ naan Sëñ Tuubaa du dee. du koy dee. léegi bu ñu la nee du koy dee ñaan yii mooy ñi wax ñu dëgg nangam loolu rek lañ la bëgg wax. dañ la bëgg ne jëf ji. waaw melokaanam ak melokaan beeg li la waaw mu ngi fi ba tey def na ko ci nit ñi. et que def bi mu ko def ci nit ñi tamit loolu day continuer loolu perpétuel c'est lu day continuer. du dagg. léegi loolu lañ la bëgg léegi nag il faut que tamit suñu état yi yii nii ñu xam ko léegi mais nag malheureusement li ma la wax mooy amuñu ay intellectuel u état yi ñu am mooy ay nit ñan la mooy kenn koo xamante ne amuñu ay intellectuel fexe na ba mën a lire non fexe na ba mën a lire ba ñaar yi ngay fexe da ngay fexe mën a lire mën a bind fexe mën a làkk français fexe mën a tromper cadre yi boo ko dajale da ngay doon politicien alors que loolu taxul ñuy wax politique non politique nag mooy garab bu la sutul du la may ker président de la république daf ñoo war a ëpp xam-xam gën ñoo yeewu gën ñoo muus tàggat ñu jëmale ñu sëriñ boo xamante ne sëriñ boo xam ku la ëpp xam-xam doo jébalu ci moom loolu la ñu wax Cheikh koo jox sa doom min mu yaral la ko jikkoo ma la doy foofu nga bëgg a wax waaw boo jëlee sa doom yóbbu ko ci sëriñ bi léegi-léegi sax da ngay gis koo xam ne sëriñ bi moo koy yar bu ko sëriñ bi yaree moom mu dem ba am doom xam ni lii sëriñ bi def ci moom ngëneel la mu jël ko yóbbu ko ci doomam wala mu jël bu fekkee dëddu na àdduna sax doomam di dund mu jox ko wala nga nekkoon di nit daara naw jikkoom la sëñ bi def ci yow def ko ci moom am na ñoo xam ne néegu ñoo yar seen doom parce que ñoom yërmande dañu nag ci doom yow nga jël ko jox ko keneen pour mu def ci moom jikko ji ne ci yow mais Cheikh état moom moo ñu yor ñun ñëpp sëriñ yooyu ngay wax sax état moo leen yor comprendre nga li mu la lépp état la buñ la dénkee réew da ngaa war a sàmm réew mi mooy ni nga yoree sa kër ñor ko sa njaboot mais kilifa bu jàkka ji noddee boo jugee di julli ji da ngay jug rek dem bàyyi sa doom yu góor yi ci biir kër gi loo leen di wax la responsabilité jug leen ñu dem julli ji nga leen di wax jigéen ñu julli ci kër gi am sàmm nga mais état mooy sàmm dëkk bi kenn ku ne si ñoom seen bopp ñoo war a sàmm dëkk bi état lépp la war a mën ci dëkk wala bu ko mënul sax mu jéem comprendre nga li ma la mu xam ne mu ngi waslu àq mu xam ni moom mi ngi waslu àq xam nga xoola waaye dama ne du chaque jour nga matal dépense rek joxe ko am na ñoo xam ne sama classe gi ak sa classe gi tey dañuy joxe njëgu ginaar suba ñu joxe njëgu jën suba ñu joxe njëgu ceebu keccax parce que daanu dajul suuf mënuñu lépp à 100% salaire mënul lépp boo duggee ca bitig ba boo fayee sax mu jeex mais c'est-à-dire état ci boppam moom xale yi li ñuy def nii état mën nañ ci taxaw mais booy yaru da ngay yare d'abord mais ñu nekkoon ci réseaux sociaux yi di saagante mu daj àdduna ñooñu ku nu mën a wax lu dugg ci ñoom est-ce que dégg nga lu ñu leen ci def am na lu ñu leen ci doon def keneen du ko def mayram waaw am na lu ñu leen ci doon def keneen du ko def mënoon nañu joxe ak ñoom le bon exemple mais déggoo lu ñu leen ci def ñi ngi dox ba tey ñi ngi wax ba tey ñi ngi def lu leen neex waaye bu subaa dañ koy répété moo tax foofu xëy na wax ji du neex ñu bëri waaye dañ ni bu ndaw ñi melee ni si mag ñi la maa la ko wax parce que amatul mag ñi yaru ñene amoon bu njëkk waaye dundal waaye ku yaruwul mënoo yare saa ko deful lu gën kon responsabilité day ñëwaat ci kilifa yi ba tey mooy li ma leen wax rek xam nga garab moom bu la sutul du la may ker tey Moustapha benn comme li ngeen di wax man damay tudd tur moom la may ragal Moustapha Cissé Lo Farba Ngom ñoom ñaar ñoo fi doon saak ak ñeneen ak ñeneen ñooñu noonu tey mënuñu ñoo jàngal ñun mu ñoo jàngal nu ñuy dundee ndax yow koo xamante ni yow sa àdduna yëpp ci lenn nga ko kii mooy ut xaalis naxaate tromper ak détourner xaalis yooyu boo ci nekkee nag ñu yar la ça veut dire que ñun suñu dëkk bi problème valeur la am problème valeur rek valeur mooy xamante nañ ko fi wax ni déprédation des mœurs ni valeurs yi dafa dellu ginnaaw perdition des valeurs mais plus ñuy avancer plus muy ñëw te boo xoolee mooy ñi war a wax waxuñu ñi war a jëf jëfuñu comme ni ko buur waxee parce que ñoom seen bopp dañoo am ay problème ñoom seen bopp en tant que nit ndax wàccoowuñu ak li ñuy xaar si ñoom waaw xam nga gis nga njiit du lu ñuy caaxaanee
te sénégalais yi dañ ciy sàggan trop ci tànn parce que. sénégalais mënul tànn. non parce que kan moo war a voté. sénégalais bi. citoyen lambda bi. xam nga tey man ay sàcc élection. est-ce que sénégalais bi voté. Cheikh foofu dama lay wax tuuti. dama ni la gis dama lay wax foofu dama lay wax tuuti. dama ni dañuy nax. Cheikh. ki nga ñëw takk. yónnee ñu ñaanal la ko. nga jël li nga am asku néew jox ko. ngeen dem ba ami doom. bu ca tas amee. am na lu ca feeñ. bu ca tas amee. am na lu ca feeñ. liñ ñuy woon commencement bi. ak liñ ñuy woon bu ñu demee ba ci biir. moo dul benn. mais xam nga buur pour bañ leen dagg. est-ce que sénégalais bi xam nga loolu lu koy indi mooy est-ce que sénégalais bi xam na ne buy tànn lépp a lié. que ki muy tànn di question xam nga ñu bëri di yaakaar ne président mooy rek a yor gouvernement ba di doxal politique dafa war a xam ne bu tànnee président ak équipe am njiit ga mu tànn ñooñu nooy doxal askan wi ba ci kër gi lépp lu xew ci kër gi ca école ba ca mbedd ma fépp kooku la mais boo xamee ne loolu kooku la di nga xam nooy tànn mais yow nit dafa lëndëm waaw buur may ma Marème xam nga am yaakaar rek ma ni Cheikh may ma moom foofu nit dafa lëndëm li ma la doon wax sànq li indi nekkuñu te mu sëy man maa la wax exemple boobu. bu ngeen sëyee dem ba tas am na lu ci feeñ. waaw kay léegi Marème même ma wax. soo mi am na lu ci ñuul. donc président yi fi nekk nii. ñoom li ñuy won. ba ñu tabb leen. bu ñu demee ba ci biir ñoom ñooy wàcc yoon wi. saxaar du daw ci tëli. gaal du dox ci du daw ci raay. effectivement xola dañuy dem ba mu yàgg ñu wàcc télé bi dem ci saxaar si. dañuy wor quoi. quoi qu'on dise. mais le problème qui se pose mooy. xoolal yow xoola état bi ñu nekk nii suñu président bi nekk fii ci réew mi ña nekkoon te yeneen état yëpp dugal na leen ci état bi. loolu amul ñëwoon ñoo ñëwaat. waaw léegi ci beneen anam. ci beneen anam. mais même la Cheikh lu ma leeral foofu. xam nga système bi fi nekk. moo fi nekk quoi surtout dafa empuré. merci bi 2000 jotee ak léegi moom dafa gën a. mais c'est le même système. voilà mais c'est le même système. moo tax ñun. suñu parti. Front patriotique. ñun loolu ñu ngi ciy liggéey parce que xam la mooy problème bi. mais xam nga aussi foofu noonu ñu bëri di ñëw ni ñun lii. mais affaire bi nekkatul ci proposition ci jëfin la ne. waaw ci jëfin dama la jëfin bi action yoo xam ne moo ne wan ni ñii ak ñële yamatu ni ñii. am na lii ñuy doxal ni déjà pourquoi gars yi di xaar ba falu pour doxal. waaw bu nekkee ci opposition wala nga nekk ci benn anam ni yow d'accord ak li xew war leen ci yow ni ngay dundee seen biir que yéen lii ngeen ñuy indil après. waaw léegi ñun ci jëfin nga wax. mais ndaw ñi tey dañoo soxla loolu. gis na ñun ñii mën nañ tënku ci ñoom. waaw ci jëfin nga wax bërki démb président Abou Mbaye dafa lancé benn genre formation boo xam dañ koo may. te ñun waa mouvement Réccu Fal Macky lañ ko may. ñun lañ ko may. mais président bi mu defee poste bi mi ngi ci Facebook ku dugg bu la neexee nga xool. voilà lu mu njëkk a wax même les étudiants d'APR et de maire sont concernés. ku ñëwal déposer ñu jël la te ñoom bourse boobu noonu ñun boo xool ñun lépp lu ñu séddale. xooluñu kii ci ñun la bokk wala. bokk mais est-ce que yéenay bàyyi xel ci tabax bi. waaw ci tabax boobu laa lay wax. dama ni la ñun. fu ñu toog. li njëkk a dàq ci suñuy nit. mooy xamal nañ leen ni leen politique du utukaay képp kuy uti xaalis nga bëgg xaalis nga dem liggéeyi. politique du métier. waaw képp kuy xaalis mais Cheikh léegi Sénégal loolu la ñuy politiquer. ndaw ñi loolu la ñu gis. ñi génnoon ci nguuru Macky Sall. waaw Macky Sall fu mu nekkoon. ci Ablaye Wade bi mu génnee ci Ablaye Wade dafa créer APR. mu dem ba nekk président. waaw tab def. mais ña nekkoon ci Ablaye Wade yëpp ñëwaat nañ ci Macky Sall. léegi nag loolu Cheikh am soow mën naa dolli sombi sakkat waaye mënu ko dolli li ma gën a métti mooy actualité may ma ñëw am soow mën naa dolli sombi sakkat waaye mënu ko dolli weex Cheikh boo sombee te amoo soow doo ko naan boo amul meew doo ko naan Macky Sall ñëwoon la jël si rek ñoo fi nekkaat di Marème ñi yàqoon ñoo fi nekkaat di yàq Macky commencement bi ni mu doon dawalee moom kenn waxaalewu ko yaa ngi dégg kenn waxaale wu ko mais actuellement nii ña doon xas léegi nag politique Sénégal lenn la waxal ñu jox la poste nga noppi. Marème c'est que loolu mooy mauvaise influence yi ñuy wax. mais mi ngi noonu kon personne ne fait la politique ku fi politique ku fi politique pour sa poste a tax. waaw
loolu nag moo war a dañ. du fi dañ. ah non ça veut dire que non buur buur dafa war a egg foo xam ne. buur nag xaar ma dañ. la dama ne la histoire dafa am. Cheikh y' a Cheikh Cheikh y' a beaucoup de mouvements. am na benn mouvement bu nekk Géejawaay bu am doole. Géejawaay debout. El Hadj Seye moo ko créé. waaw mouvement Géejawaay debout. liggéey tey waajal ëllëg. nekkul ci benn parti politique. waaw non man moom xam nga El Hadj Seye moom mënuma wax man El Hadj Seye lan lay def. non non xam nga pour ñëwaat ci débat bi yooyu ay exemple la rek. mais dama la wax ay njiit yoo xam ne mën nañu roy si mais buñ ci focaliser wu. waaw non li ma wax mooy buñ ni Sénégal dootul baax. loolu d'accord ma ci. non Sénégal du bon. xam nga la mooy problème man. Sénégal mënu bon. Sénégal du bon Cheikh Sénégal mënu bon. Sénégal ku ko bëgg a bonal doo ko yeggal. ok léegi nag xam la laa bëgg a wax. maanaam ñun suñu mouvement ñi nga xamante ni Réccu Fal Macky nga xam ne ñun dañoo jël pour laaj réew mi pour bëgg. ndax yéen a ngi yaakaar daal lépp lu doxoo rek moo ma. Cheikh yow xamal sa bopp rek. waaw dañ naan social. Réccu Fal Macky boobu am na ñoo xam ne buñ leen wiiree woo ñu wuyu ci. non buñ demee pare ñu ci yow xanaa xamoo xaalis xam nga loolu waaye Réccu Fal Macky problème boo xam ne. am na ci ñoo xam ne. nit ñi. Sénégal dafa toll foo xam ne. problème de nit la ne am. waaw léegi nag problème de nit parce que problème de valeur boobu moo tax li mu wax ne ñëwoon démb. non amuñu Mayram léegi amuñu problème de nit de problème de nit ku nitee la ñu am. waaw léegi ñëpp ay nit lañ. mais da loolu nireewul. non dafa dànk wooy ma. di damel di teeñ di nitu ko gën. waaw xam di nga damel maa ngay teeñ. ngay nitu ko gën. léegi mais amuñu problème mu nit ñun ñëpp ay nit. waaw léegi yéen seen côté. waaw ban sensibilisation ngeen di def. pour ndaw ñi. ngeen fexe ba nu am ay repères modèles yoo xam ne moo tax ñuy wax. te moytu réseaux sociaux yi. xam nga tamit liggéey sa askan foofu lay tënku. waaw léegi man mënumaa d'accord nga nekk ci dëkk boo xamante ni. am nga fa Cheikh Amadou Bamba. am fa Sidi El Hadji Malick Sy. am fa Mame Limamou Laye am fa ñeneen ak ñeneen nga xam da ngay cité. Baye Niass ba doyal. waaw am fa Baye Niass nga xam da ngay cité yow ba doyal ba fees sa liste fees. te bu ñu demee plus haut nu am. waaw léegi ta France boo ko demee seen société xoolal ni mu normalé. te Napoléon. mais man nag loolu laa bañ xam nga lan laa bañ déglu lan laa bañ. yow yaa ngi wax Cheikh Ahmadou Bamba. wax El Hadji Malick wax Baye Niass ba pare dugal France. non il faut ngeen baax li may wax tamit li ngeen di wax. yow yaa ngi cité ñooñu ba pare. non Cheikh yaa ngi cité ñooñu ba pare dugal France. non li may wax comprendre il faut nga déglu ko dama ne la tey munoo yow mi ngi mel ne nga yor 100 000 sa poche. réeroo man ma yor 200 reer ba suur yow nga 100 000 te réeroo. waaw Sénégal dama la yor am nga modèle yooyu noonu yëpp. nga dem France tey. ñu la ka mooy seen modèle ñu la Napoléon te man Napoléon bu ñu ma nettalee li mu def. ma rus naa mu nekk sama papa. dëgg yàlla waaw léegi kon léegi yow lan mooy problème bi. xam nga man Napoléon man bu ñu ma doon mooy sa maam man rus naa ko. ndax yi mu doon def. yi may nettali ñu ni def na ko nit doon rey ay nit. di def ay affaire di dàq ay nit ñuy génn dëkk bi. Sëñ Tuubaa koo mës a dégg ñu ne dàq na ko. koo mës a dégg ñu ne rey na ko arrangement déggu ko ñooñu bu ñu la nettali seen i jikko. da ngay xool kaw ba ci suuf nga gis ni ñii nii ay nit lañ bu ngeen di wax ak ndaw ni ngeen leen joxe exemple yooyu. waaw léegi nag ñun foofu lañ bëgg ñun suñu mouvement ci loolu lañ bëgg a travailler. sensibiliser ndaw ñi ci modèle yi. waaw ci modèle yi jàngal leen ko créer maanaam ñooñu li ñu bëggoon nit ñi mel ko. ñun loolu noonu la ñuy jël jàngal ko nit ñi léegi bu ko defee nit ki dina am valeur xam nga valeur bu amee rek. principe am rek parce que tey Iran actuellement. mais ñaata pression internationale bi fu nekk lay jóge dëkk bu ci nekk di leen xeex ku ci nekk bëgg. Iran am révolution mais ba tey mënul am parce que xam na problème bi. Khomeini moom moo ñëw bi mu daanelee ki fa nekkoon. tabax. dëkk bi mu ko tabaxee fa teg fa ñu naan les gardiens de la révolution ñooñu bi ñu toogee tey ba léegi tey am na valeur yoo xamante ni loolu bu jugee moom lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi fan yële paase amoon na benn genre yëngu-yëngu yu fa amoon mais bi mu yëngu-yëngu yu amee seen guide suprême bi mu génnee def xutba àjjuma ku ci nekk da ngaa toogaat ku ci nekk yow la nga jàppoon parce que ñoom am na lu leen tënk parce que valeur xam nga la may problème valeur moom moo war a jiitu ci nit ba pare économie dañoo wax benn affaire ba mu solo nag l'être avant l'avoir lettre mooy lan mooy yow ki nga doon ba pare. mais maintenant l'avoir la ñuy primer sur lettre. sur lettre léegi nag moo waral lii nii xam nga tey di nga gis comme barki démb li fi xew. décret dootuma fa la teg nangam ak nangam def say affaire. yooyu ay anti-valeur la wax say wax ba mu neex la. jékki ba caag dem ñu wax nga naan ñu naan tamal li ma metti mooy. damay waxuma woon lii jéem a nax nit ñi ci ay kàddu waxatuñu dara nga naan ay. da nga yaakaar ne loolu noonu mooy influencer booy si anam bi nekk. non xam nga la moo tax mu gën a loolu xam nga loolu gën a influencer booy. xam nga tey dafa dem ba nga xamante ni ñoom dañ ñoo jàngal ni ñu. affaire bi xaalis kese la. tinaa bu yow soxla woo ko parce que matériel bi moo waaw mi ngi mel ni tey ñu résumé affaire mi ngi mel ni tey ñu résumé la lépp jël la tënkal la ko ci benn affaire rek. muy xaalis léegi soo amee rek yow jeex na
quel que soit loo mënti def quel que soit les kii nii parce que tey yow. xoolatuñu nit. waaw xëy na jomam. njàmbaateem fulaam faydaam. waaw mais am la. léegi yow xëy na jox nañ la benn institution boo xam ne caisse noire dafa nekk. yow léegi jeex na quoi tout est ok. ki fi waxoon loolu. ne man dootuñu ma nangam moom la ñuy woowaat mu ñëw. waaw léegi bi ñu ko woowee mu ñëw lan moo tax ñu woo ko mu ñëw. waaw dama lay wax ne woo nañ ko ñëw nag jox nañ ko caisse noire. moom léegi affaire am ok waaw moom laa lay wax dama ni la njëkkewu ko fi te du ko fi mujjee gis nga seen mouvement boobu ngeen di wax noonu yow xamal sa bopp nit dafa lëndëm de mais la moo indi transhumant. transhumant bokk na si li gën a yàq. mais Cheikh non wax li nga waxoon si parti bi nga nekkoon si parti bi nga nekkoon si nga mës a nekk. waaw da ngay wax moom da ngay bàyyi ma tontu. non waaw dañuy waxtaan dama ni. si parti bi nga nekkoon si nga mës a nekk. waaw fa laa mës a nekk. voilà yow. mais tey actuellement ni yéen da ngeen ñëw sensibiliser nit ñi def benn parti. benn mouvement du moins. pour wane comme quoi que ni politique du xaalis. mais yow am na ñoo xam ne ñoom politique xaalis kese la. waaw ñoon nag man ñoon nag buñ ñëwee ma dàq leen. non xamal sa bopp. ba keroog may conquérir. mais nit mën na ñëw bañ la wan. mooy kan voilà léegi suñ mouvement. am ngeen ay phase de. yu ngeen di def ba xam militant bi ngeen am. waaw léegi waaw mën nañ koo xam. xam nga tey ñun tey buñ la doon woo buñ la tey buñ la. ba pare bàyyi leen xel ndax li ngeen di wootee du li ngeen wax ni si anti valeurs yi. kon yéen vous devez être des modèles. ci jëf. ci wax ci comportement ci ëllëg aussi position yi ngeen di jël par rapport seen position tey parce que yooyu yëpp moom mooy influencer xale yi parce que ku ñëw kilifa bu toog ak institution lu mu réyee nga nekkoon fi premier ministre nga xam ne yow président ma la féete woon kaw nga wax boo xam ne Sénégal yëpp a dégg ay weer après nga ñëw waxaat la leen xale bi lan lay wax kii ne nga xam ne royukaay la woon tey moo waxoon moo ñëw waxaat lii xam Mame Wade defoon na ko fi waaw léegi man wax dara waxaat ñu ni. waaw moom mu am nu mu ko waxee ci humeur am. loolu. lan lay def ci ndaw mi. waaw même ma laaj ko même ma laaj ko. waaw léegi politique non dama lay wax rek Cheikh njambug daakaande. weñ wu ca wàllu yaan doo ñibbi. xoola. da ngay faatu. xoola Cheikh. ñoom dañu xam loolu. mënuñu dund sans koppar. benn buur wala benn cheikh wala benn marème mën na doyloo li mu am mais ñoom dañu nekkoon ci benn kii am na ci ñoo xam ne nee nañ transhumant ku ko fi def war nañ la rey. waaw amu fi. marème transhumé wuñu. Farba Ngom. moom ci boppam. am na ay temps yoo xam ne kenn du tudd Ablaye Wade ak kii doom ji nu mu tudd. Karim Wade tey bu taxawee ci télé bi di wax du leen tudd. yaa ngi dégg. Idrissa Seck it moo fi waxoon ne nangam ñëwaat Cheikh. bu ñu tànnee Cheikh may ma tuuti ma yeggale jox la bu ñu tànnee ku ne li nga wax teg ko ci taabal ji Sénégal dootul des politicien waaw buur ba tey tuddaloo ma ba tey yaa ngi wax mais tuddagoo le président Abou Mbaye ndax digg nga ko ci yoon non nekk na si politique dañuy wax rek anti valeur xam nga ñun modèle yi xale yi waaw d'accord nekk na fi pour loolu xam nga ñun le président Abou Mbaye xamuñu mais da ngeen ne yéen a ngi siy liggéey ñun xamaguñu le président Abou Mbaye le président Abou Mbaye man je fais partie dans un mouvement Guédiawaye debout El Hadj Seye liggéey tey waajal ëllëg ci mouvement laa bokk comme yow liggéey tey waajal ëllëg Géejawaay la bokkul ci benn parti politique kenn financé wu ko moom mooy lépp sax moom moo koy def bu ñu mais yow le problème qui se pose mooy Abou Mbaye boobu est-ce que duggagum na ci nguur gi Abou Mbaye waaw non mais moom yàgg na ci du ko xam non waxuma la loolu dama la poser question dama ne la est-ce que nekkagum na personnaliser débat non dañuy waxtaan tamit non c'est très important léegi dañuy évaluer ñu waxtaan ci débat politique léegi c'est très important est-ce que moom duggagum na ci nguur gi waaw léegi loolu xam nga man li ma non dama la poser question quand même ba xam duggagum na nekk na ministre wala député wala dara non ci lii moom feeg léegi fii nekk moom du mës a nekk ministre buñ ko woowee mu ñëw nekk ministre si Marème mën na nekk ministre jaar ci yoonam non yow ku la woowuñu ko non y a des ministres qui font pas de la politique non ku la woowuñu ko non dama ni la mën na nekk ministre gérer mouvement am c'est que li ma bëgg wax foofu rek mooy sujet bi du politique mais day bëgg ne tey jii lu ñuy joxañ baaraam ndaw ñi lépp réseaux sociaux la rek ndaw ñi ci njiit yi la parce que njiit mooy modèle merci njiit mooy exemple sa kër sa papa mooy sa modèle sa yaay mooy sa modèle say maam ngay xool nu lay wax say maam lan la ni woon nga cee bàyyi xel pour roy si mais boo nekkee ci askan njiit yi nooy royukaay kon njiit yi te kenn du wax njiit bu nee njiit suñu dëkk yi politique moo tax ñuy wax kon ñoo war nañ xoolaat ni ñuy doxale parce que pas bu ñuy jéggi
action bu ñu def wax bu ñu wax ndaw mi toog di xool am na lecture bu mu ci def te loolu da koy fital mu ne àdduna bi ñu toll fa nga am xaalis mooy li nga naan l'avoir sur la paraître fa nga ñeme njuuñ njaaj fa nga ñeme tey nga wax suba ngay défendre yow say intérêt personnel sur l'intérêt commun loolu mooy tax nga tekki may na ko ma ne xale duñ jàng loolu lay wax jàng taxatul kenn tekki da ngay mën a politique mën a lijjanti ñeme pour nga tekki xam nga ndaw bu tolloo ba am mentalité boobu réer na kon tey jii njiit yi ñoom ñi nga xam ne noo ŋànk askan bi ñoom noo war a xool nu ñuy doxale léegi yow li taxoon nu lay wax mooy dangeen yor si day nekk ci politique te nee nga politique moom mooy tabax askan bi mu bëgg ëllëg moom la war moo tax nu la doon wax yéen fu ngeen taxawee si ndaw ni comme Guédiawaye seen gox yi pour loolu mais waxtu bi ñu joxoon daanaka jeex na heure bi dafa gaaw léegi looy tàggoo ba jeudi waaw léegi nga tàggoo waale ba jeudi heure bi jeex na waaw mais dama ni la man li ma bëggoon a wax foofu noonu mooy lan mooy ñun am nañ programme spécial boo xam dañ koy consacré à la jeunesse sur l'être mais aussi sur l'avoir jàngal jeunes yi nan la ñu war a am dignement waaw ak principe xam ni affaire bi du xaalis kese waaw affaire bi yow l'essentiel amal avec la manière avec la manière mais aussi ñu indiwaat xam-xam lañ bëgg a jëlaat delloowaat ko fi mu nekkoon delloowaat ko place waaw delloowaat ko place parce que lépp fa la tënku parce que coolu yi muy bari yëpp nag soo xoolee politique ñi ciy saagaanteeg wax yëpp xam la rek ak wu ñàkk a wóolu seen bopp xam nga boo xamul dara yow mu wóor la ne xamul mu wóor la ne yow bu dee compétence ak mérite moom yow doo dem léegi yow beneen moyen nga mi ngi mel ni tey rébellion ak terrorisme lan ñu koy def lan la mooy dañoo xam ne buñ ñëwee ci dëkk bi teg légitimité amuñu ko mënuñoo am liggéeyam xam nga yow tey fii nga nekk di liggéey nii mais sa mérite moo la ko may am na jigéen ñu bëri ñoo am say morom lañ mais mënuñu ko am parce que xam la mooy problème bi maanaam fi nga jaar ak parcours bi nga def ñoom defuñu ko léegi nag fu ñuy mujj ay saaga ay kii nii parce que loolu pour mottali ko waaw am na si jigéen ñoo xam nañuy def seen yaram la ñuy exposé la ñuy jël fi mu am na jigéen ñoo xam seen yaram lañ yaakaar pour tekk voilà am na si jigéen ñoo xam tamit lan lañ yaakaar liggéey dignement góor ñoo xam tamit noonu am ñoo xam ne sàcc am ñoo xam gis nga mais nag il faut que ñu tabaxaat société bi indiwaat valeur indiwaat principe indiwaat gëm-gëm te loolu noonu nag kenn mënu koo def lu dul leader politique moo tax ñun suñu mouvement ak Abou Mbaye ak Réthiou Fall Macky ñun ñëpp ci loolu la ñuy travailler ñun tabax ndaw ñu joxuñu kenn xaalis bañ na ko boo ñëwee fi ñun li ñu leen njëkk a jàngal mooy lan principe ak valeur te incha allah dina am benn école boo xamante ne école Front patriotique pour le développement la école parti bi lay doon ñu fay former des jeunes te dinañ leen former ñu doon ay leaders politiques ci modèle ak valeur ñu xam ne Sénégal dëkk bu kii la am na solo léegi dal na xel léegi nag lu may tàggoo mooy di nuyuwaat waa Guédiawaye yëpp voilà di nuyuwaat waa mouvement bi yëpp di jiital ci nuyu président Abou Mbaye di nuyu gars yi ñoom Ahmed Pape Samba ak voilà waa mouvement bi yëpp maa ngi leen di nuyu voilà di leen kiiwaat bu baax di la jaajëfal nag ci dalal bi ñu dalal waa di wax ni kontaan nañ bu baax di nuyu waa Sénégal yëpp ak ñi nekk fii ak ñi nekk ci bitim réew maa ngi nuyu ñëpp jërëjëf bu lay tàgg mouvement bi nu mu tudd Réthiou Fall Macky non mouvement bi tudd Réthiou Fall Macky Front patriotique pour le développement Réthiou Fall Macky benn ñun ci ñi mouvement yi kii parti yi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw faloon Macky 2012 ci la bokk te biñ koy fal tamit waaw te biñ koy fal ñun dañoo Sénégal ci benn contexte la fal Macky juddu dañ ci ñëwaat xaar ma wax de ñaari baat rek en 2000 bi Ablaye Wade di nekk Ablaye Wade il n'était pas aussi médiocre comme niñ ko comme on le pense non jàmbaar day politique boo duggee foofu day politique léegi nag bi nga xamante ni 2008 ñëw na 2010 dafa amoon benn yàq-yàq yu ndaw yu mu fi doon def léegi ñun ñëpp nag ñu jug mais 23 juin ñaata nit a ci dee ci période bi nga xam pour Ablaye di jógee fi mais man damaa yaakaar ne bu Ablaye jógee wax dëgg yàlla Sénégal dëgg la chaque jour man maa ngi woon place de l'Obélisque waaw yow loolu réccu woo ko ak Adjaratou Dieye mais yow tey loolu réccu woo ko non si fii ñëpp fii bu tàggal ñëpp a réccu waaw ñëw adhéré fi def ak ñàkk adhéré mais fii ñëpp a réccu maa ngi woo nag Sénégal ñëpp laay woo ñi réccu ñëpp ñëw la ñun ñi réccu ñëpp buñ dajaloo xajuñu seen kaw waaye dana bàyyi di fooli tey jàll Fall man mii di wax ak yow damay def politique Adjaratou Dieye Fall mooy sama leader xam nga mais tey moom dañ ñëw pour thème bi réseaux sociaux mais dinañ ñëwaat ci politique bi. waaw mais réccu ngeen daal yéen ñi réccu yaa waaw bokk ci mouvement Guédiawaye Debout. suñu président tudd El Hadj Seye ñoo bokk Guédiawaye ma ak yow. waaw jaajëf. kon waa Guédiawaye moom dañ leen xamee si dynamisme. maire bi nañ ko ki nekk ci maire bi moom kooku mateewu. loolu moom kenn waxaale wu ko débat politique la nañ ci ñëw. waaw ñu jërëjëf kontaan nañ wax dëgg yàlla jeunes yu mel ni yow lañ soxla.
yàlla na yàlla yokk xam-xam bi. kontaan nañ trop Marème foo jëlee Cheikh. Cheikh dafa grave waaw engagement rek. ñu ngi ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. yàlla na ñëpp am jàmm. yàlla may ñu lu ñu def suñuy poos. waaw di ci profité di nuyu waale Adja Dieynaba Fall gaynde waalo gi. waaw wax dëgg yàlla yaayu El Hadj Sey. waaw di ñaanal El Hadj yaay li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. waaw di ñaanal sama yaay ko du jëng mu fàndumbe yàlla na ko fi yàlla yàggal. di nuyu sama njaboot yëpp. wax dëgg yàlla ak sama soxna. di nuyu waa HLM Guédiawaye yëpp. di ñaanal Serigne Medoune Seye borom tawfeex jàmbaar ji yàlla yàggal ko ak sëñ Abdou Aziz Mbacke Majalis. ndax li muy def ci HLM Guédiawaye wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu nañ ko. di leen wax ni daal bu cere jeexul ñeex jeexul yeneen dafa yàkkale du wees. beneen yoon ci émission nii la Mayreem maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ok di kontaan bu baax Cheikh. di kontaan ci buur ci waxtaan bi am na solo torop lii lépp passion gëm-gëm la passion engagement la nit moo mel noonu booy dund dara nekk si saa yoo waxee day fees di la si jaajëfal bu baax buur amati na solo comme toujours di jaajëfal di nuyu bu baax ñu doon teewlu ñëpp ci réseaux sociaux yi ñu doon seetaan nii la si Dakar TV International. di jaajëfal équipe technique bi yëpp ñoom ñi ànd ak ñun saa su ne ba muy yem ngeen nuy mën a xool ak dina dégg di leen jox daje ba suba incha allah.